Tachulen waay ngo sama saay tachulen waay ngo sama saay ngo sama saay dëgg dal jàmm ñëpp benn lañ de dañuy doon directeur général d'une société bu mag di yëngu ci wàllum exploitation de l'or daañu ci ñëw léegi waaye itam doon consultant international waaye tamit doon trésorier général bu chambre des mines bu Sénégal xam nga ni kon loolu am na lu muy firndeel kon kooku mooy sunu gan bëgg a waxtaanee li mu am ci ay ambition waaye tamit li mu am ci mébét ngir dëkkam ndax dafa am lu mu taxawal ni ab mouvement duppee ko Mbos en action mu am fu mu nar a jëm ngir waxtaanee ko nag dama koy nuyu mu gën a présenté Sénégal xam mooy kan monsieur Guène nuyu naa la bu baax. ñoo ngi lay fay bu baax ma sëñ Modou gannaaw bu ñu sante yàlla. julli si yonentam bu tedd sant suñu ñaari waaju sant suñu wasila di sant kilifa diine yi fi nekk yëpp comme ni nga ko waxee rek. Modou Diop Guène doomu Sénégal la d'abord ba mu nekk doomu leneen doomu Sénégal la. yàlla tànnal ko nag dëkk bu ñu naan Mbos dans le département de Guinguinéo mu juddoo fa en 1980. 1980 très jeune. donc waaye bon macha allah doon Mbos 22 mars 1980. yàlla def mu jànge fa léppam jànge fa alxuraan. nga fa dugg école français. amee fa entrée en sixième en 1994. bi ma amee entrée en sixième si la ñëw Kaolack ndax booba jamono jooju Mbos amul woon CM amul woon lycée yi. te ñëw Kaolack. bi ñu jàngee Kaolack amee fa BFM au lycée Wajojo CM1. amee BFM en 98 ñëw lycée Abdoulaye Niass lycée technique amee fa baccalauréat en 2001. ñëw nag dugg si suñu étude universitaire ñëw université Cheikh Anta Diop di ñafe foofu. yàlla defal ñu fa aussi ñu am fa cursus bu exemplaire boo xam ni nekk nañ fa durant 4 ans yoo xam ni. mosuñu sax xalaat session d'octobre yëpp yàlla dafa ñu dimbali chaque fois première session la ñuy jàll. donc ñu jàng fa 2005 la ñu am maîtrise en sciences économiques et gestion. bi ñuy sélectionné IFAS pour des masters en audit et contrôle de gestion suñu borom c'était 5 suñu borom boole ñu suñu def un master en audit et contrôle de gestion. jógee fa aussi def un master en banque finance. commencé liggéey bi ñu commencé liggéey aussi continuer suñu njàng di def ay certificats. ba ni may waxee nii def nañ benn master en mine et pétrole. certificats yi xaw ma nuñ toll bokk nañ ci ay séminaires yu dul jeex yoo xam ni au niveau national au niveau international. comme yu bëri yoo xam représenté fa Sénégal. donc bi ñu demee nag ba sama expérience professionnelle mi ngi commencé en 2006. 2006 dañu commencé liggéey à Nestlé Sénégal comme comptable ñu nekk foofu ab diir après ñu fa jógee. en 2007 dem Minerex drilling de contracteur nekk fa yor lépp luy comptabilité ak finance. borom ñu yor ko. bañ fa nekkee nag def parce que boobu man sama objectif moo doon kam dama jógoon rek nii du ma yàgg fenn sama objectif mooy fu ma dem rek 2 ans 3 ans damay dem. am toute expérience am toute expérience jàll si leneen. loolu li moo doon sama mëbët. ok ñu fa defee 2 ans et demi 3 ans jàppoon ni fañ fa wax di yegg nañ fi foofu. c'est ñu fa jógee en 2010 décembre 15 janvier 2010 c'est la ñëw basay ressources humitiles. bi ñu fa ñëwee tamit ambition bu la ñu amee yàlla def bi ñu fa nekkee 1 an et demi lañ fa def. ñu créé société bu bay du tamit ni boole ñu si administrateur yi nekk fa donc di doxal mujj daanaka ñu dem ba lépp daanaka suñuy loxo yàlla def ko si basay ba ni ñu demee nii fi mu toll. mettre en place une société d'exploitation. boo xam ni muy Macabing Gold Operation nga xam moo war a exploiter or bi ñu am. foofu si dans la région de Kédougou département de Saraya. dans l'arrondissement de Sabodala. donc ñu commencé exploiter boobu. bi ñu ko commencé ñu mettre en place un conseil d'administration yàlla def ma bokk si conseil d'administration. ma ñëkk a nekk nag directeur général boîte boobu. boo xam bi ñu ko créé ma ñëkk a nekk directeur boîte bi. donc nekk fa depuis mai 2018 ba léegi muy 1 an et quelques bu ma fi def am na yu nekkoon si ginnaawam nag parce que en 2013 dama bokk si les membres fondateurs de la chambre des mines par le biais de l'ambassade du Canada ñu am ay réunion yàlla def ñu taxawal ko ñu bokk si conseil d'administration chambre des mines depuis 2013 ba léegi ñoo ngi suñ 3e mandat boo xam ne chaque fois dañ koy renouveler au-delà du membre du conseil d'administration ba mu ko sasoo ba léegi man maa nekk trésorier général de la chambre des mines du Sénégal. en 2017 si la benn société ñëw buy tudd African Star bëggoon ñu liggéey ak ñoom. African Star fan la basé wu. ñoo ngi société bi Sénégal la nekk. ñu ko moom ñoo ngi Londres ak Canada. ñoom it loolu la ñuy def exploitation minière la ñuy def. donc ils sont dans l'exploration. bi ñu ñëwee waxtaan ak man ni leen ok y a pas de problème comme dama nekkoon di yëngatu si ay consultance ma yoroon leen seen consultance si lépp loo xam ne si ba gestion la recrutement yëpp daanaka sama loxo dañ ko teg depuis 2017 ba léegi. li si bees nag si présentation CV bi mooy en 2019. dañu wàcc nag si langue politique gi
tudde suñu bopp ay indépendant tudde am suñu mouvement muy Mbos en action. bëgg a wàcc nag si jóge langue politique bi. pour suñu gox muy Mbos la commune de Mbos Samba Diallo. Mbos en action. ci sama benn ancien élève boo xamee ni bi nga xamee ne jóge naa Kédougou seen dëkk lañ ma affecté muy Mbos Samba Diallo nekk ci diggante ñii bi Mbirkilaan Guinguinéo Mbos Samba Diallo nag dafa ma marqué parce que am na ay élèves yu ma fa jàngal booba presque ma nekk jàngalekat bu ndaw presque nekk ci sama ñeenteelu at juróomeelu at ci njàngale mi ba ma fa ñëwee nag ñu jox ma ab CM1 CM2 ma yore tombé ci ay xale yoo xam ne ni vraiment dañ ma marqué. xale yooyu nag kenn ci ñoom gën ma marqué mu di Modou Diop Guène ñu gën koo xam ci Baye Guène. amul benn professeur bu ma mës a kalaame ak moom amul benn jàngalekat bu ma mës a kalaame ak moom amul menn morom mu mës a xeexal ca classe da wala ñu xulul musul am loolu moom musul am bu dikkee mbaa jàngam baa ci mu ne am na nanga def mu ne dara yaa ngi góorgóorlu mu ne ma waaw mbaa yaa ngi góorgóorlu mu nga xam ne dama bëgg nga moom Kaolack mooy Kaolack rek laa ko wax sax naan ko yàlla nga di kontaan lool si question yi ngeen ma posé ndax wala mu posé si Baye Guène dinaa sawar a wax ndax yàgg na d'abord bu dul ñun ñaar sax suñuy kilifa la woon ndax sama papa ak papaam la woon sama taw papaam lañ ko tuddee sama papaam moo ko jàngoon kon lu jiitu na suñ juddu ñun ñu juddu nag mën naa ne Guène bi ñuy ànd presque 6 ans la ñuy wax 6 ans lay wax suñu ànd ndax primaire lañ commencé Baye Guène nag am nañu si wax avant ñuy wax neewataan ñu ngi commencé woon dërëm temps yi moo xew ñëw ba si ñaar dërëm booba yàgg na bu jógale ñëw 50 francs boobu espèce si buntu école bi fi lañ doon fubalee ñu jóge fa dem si popo kon loolu ba ñuy xale ba léegi la ñu ànd moom nag vraiment mu nekkoon nit ku baax nit koo xam ne ñun newetaan bu ñu fa daan ñëw bu ñu fubalee pare moom moo daan jiitu si kër gi ñibbi moom li mu daan def rek mooy li mu def si terrain la koy def en tout cas moom li mu doon sàkk si ñun mooy nañ ko paas moom mu dugal bu taalee kër gi moom ñibbi na le reste nag moom ñun la koy bàyyil moom daawul coow daawul xuloo mosuma ko gis mu def quand vraiment ñun nag ñoo daan def terrain di xuloo xeex boo ñibbisee mu naan amuleen ful bëggoon njàngam trop tamit njàngam moom da ko doon topp baax a baax gone la mais am na gis-gis am na respect man maa ngi moom duñu day ñëw reeloo ma ñu kas fii jàmm daal la am gone bu baax la gone bu am xel la waaw fii la yore sama kanam li tax moom gën maa marqué xam nga xale li ngay gën a ràññee ci moom mooy bëgg jàngam ak li ñu naan li ñuy wax ci tubaab curiosité intellectuelle xale boo xam toujours mi ngi bëgg xam fu mu toll mi ngi lay laaj waaw loolu dafa nekk loo xam ne ni lu ma fàttaliku ci moom la loo xam ne ni lu ko marqué la loolu nag topp na ko ba bi nga xamee ne jóge na école Mbos muy continuer am njàngam ci CM ba mu jàngee continuer ba lycée mu ñu ràññee ko nag ci bëgg jàngam googu ak njàmbaar. day kaf day am ba xasee gis ne bi jàng moom jàmm gi jeex na quoi parce que dafa gëmoon bàyyi jot ma damay wax sax daa yéex laa jàpp quoi damay wax dafa yéex man jàpp naa bàyyi heure bi instant yi premier ministre yi xëccoo ay yooyu noonu ñëw ba ñëw fa laa doon séntu parce que da ko bëggoon quoi ku gëmoon boppam la tamit amul day jaaxaan gëm na boppam maa ngi koy jógal biir Kaolack jóge na village ñëw fi mais teew dafa gëm boppam day jàng quoi waaw jàng moo ko ñëwoon quoi man lii man maa wax dafa yéex quoi man heure bi doon xalaat bàyyi ñu premier ministre quoi man bàyyi bi suñu gën a nekkoon wala mu nekk gouverneur muy jeune muy royuwaay di référence parce que modèle la ci Sénégal modèle de jeune la boo xam ne si tey mën nañ ko jël moom def ko royuwaay ndaxte bi jàng jotee jàng na bi liggéey jotee aussi yaakaar naa ne am na ay responsabilités yoo xam ne tey mi ngi moom c'est pas évident xale yore ko waxuma laa nag doon nit ku ñuul parce que ku dem ba jiite tey ñoo xam ne si ay tubaab lañ jiite ñu la féetee ci ay at ñoo xam ne tey mën nañ la taxawee taxawaayu papa kon kooku si sa jikko rek. am naa yaakaar day ni fee mu nekk day
ab yar ak teggi la fa def abadan te luñ ko fa def taw dina ko def te du fa yàqal kenn dara loolu bu waat jotee mën naa ko waat du fa yàqal kenn dara du ko fa yàq te xam naa ne ña fa nekk nit du toog ba yàgg mu ni li ma bàyyi jéen wax wala li ma bàyyi jéen def du fa am mukk ci at te nag rasulullah daal ci ñeenti yoon waaw jërëjëf waaw xale bu nga xamante ni ku jox cër ni ko mat papa ni ko mat mag ni ko mat rakk ku jox cër et puis ku mun a ubbeeku ku kaf du ma sore si famille moom waaye gis naa mu def gis naa mu wax gis naa ko si biir famille gis naa ko ni muy comporté waaye waajuram man ku koy encouragé si loolu laa parce que man loolu laa gëm nit ku baax. mu jóg génn moom mën na ma koo témoigner ndax maa ko jur waaye mën naa koo témoigner bu baax ndax maa ko jur te ba ma ko juree nag ba mu mag ba man dara xañuma dara lépp loo xam ne sama bëgg-bëgg la ma nga cee jaar su bëgg ngoon lépp loo xam ne lu ma bañ na loola dégg nga mu jóg génn bi muy tàmbali di fayu bourse dara xëju ci ndax yaa yor sa yëpp waaye booba la ma commencé di defal bourse bi lu mu tuuti papaam li mu ci fekke bari waaye bu ko fayoo dana ci jox papaam bu ma bëggee jox sax dama naan ko joxal sa papa ba pare man loo ma jox rek baax na dégg nga boo ni papaam laa xool suuf fekkewul dara waaye man ñi nga xam ne nag maa fi desandi mu jóg génn fam ma war a teg na ma fa lépp loo xam ne soxla naa ko suba ba ngoon jot mu jóg génn bàyyi na loola lépp sama bëgg-bëgg rek ci lay dox lu ma ko ni lii laa bëgg du am baat ak tontu da koy daal di indi dégg nga ko lu mu metti ak lu mu jafe-jafe rek dina ko wut indi waaw maa ngi koy sant nag ndax man ñëw ma sama benn morom fii ñëw ma ko ndax fa ma teg teg na ma fa di ma defal la ma war a defal man daal ndax teg ma fa mu war a teg léegi lu dul teg na ma fa ma war a teg ba yóbbu ma màkk xam nga loolu moom kon léegi mu wàccu ma defaral na ma kër yóbbu ma màkk di def ci man nag la mu war a def ak samay mbokk ak samay dëkkandoo yi ma dëkk mën naa ko seere ci man nag dama koy ñaanal yàlla rek lépp loo xam ne mi ngi koy jëf ci man ak di ko jëf ci famille bi ak mbokk yeeg jaamal na dund ba ay doomam di ko fay ci kàttanu yàlla man daal loolu laa koy ñaanal ci jógee intellectuel bi ak dimension yi nga xam ne tey moom la occupé yàlla daf ko dimbali muy koo xam ne si dafa sàmm diineem fonk tarixa yi nekk ci réew mi yëpp mais aussi am taxawaay bu baax ci tarixa bi nga xam ne ci la bokk muy yoonu murit muy quelqu'un boo xam ne jeune âge bi mu toll nga xam ne balaa tëdd guddi jàng alxuraan bu yeewoo loolu lay njëkkee nga xam ne c'est des valeurs yoo xam ne yu ñu manqué tey la te ñu gis ko ci moom bu ñuy wax daal Baye Guèye doon na koo xam ne si un homme parfait nag yàlla moo koy jagleel nit yàlla moo koy def loolu dina maa lool. yàlla na ko yàlla defal tawfeex te tawfeex moom moom la nu sëñ Tuubaa defal de yàlla na ko yàlla defal tawfeex waaw yàlla na ko yàlla defal tawfeex xam ko lu mu mënoon ci lu baax ak na mu meloon na ko yokk yàlla moo dogal li mais bu ñu daan toog dañ daan wax naan mu naan man su ma kii tabaxal sama yaay mbos ma naan lii ñu naan defar mbos gadroné ko loolu dañ ko yàgg ba ñuy xale billaahi dañ ko yàgg di ko réveillé kon bi mu demee ba yàlla nekk si dara ñu ne léegi jeune war naa yor mbos ñu ko génn pourquoi pas yow mënoo ñëw nekk maire mbos mun a jotagul musul bañ pour nekk maire mais jotagul la na wax ñu bëri nag ñu ngi naan musul nangu nekk maire mais jotagul la daan wax bu fekkee yàlla dogal na ko ba mu jot ba ñu war kaa def rek dañ ko def topp nañ ko nag lu mat 6 ans ba 7 ans ndax élection yi jàll bu ko nekk mu nekk mun a jotagul bu ko yàlla jotalee di ñaa ñëw def ko am naa yéen a nag liggéey mbos même bu dul maire tamit am naa yéen a def leneen mbos mais bu jotee tamit ma sàkku maire rek dinaa ko sàkku ba ren nag yàlla def nag mu ne li ngeen mën a wax nag foog naa ne jot na ba ñëw leen dugg si langue politique bi pour defar suñu dëkk dañ ànd waxul sama defar ne mais ñu ànd defar la wax te loolu lay dëgg defar ñun ñëpp ay defar wala mooy defar kenn du defar yàlla ngay am ku muy jiite
moom nag benn moment rek ñu am benn conscience. bu ñu animé xam ni kat parce que li ma ko animé moom laay wax dafa am benn tournant boo xam ni sama njàng moom la am. dama nekkoon benn boobu j'étais au lycée Ablaye Niass. ñu defoon peut-être ñi ma samay promotionnaire ñoo ngi may dégg ñu def benn examen blanc boo xam dañ ko def Ablaye Niass amoon benn exercice boo xam ni dañ ko joxe donc lycée bi yëpp j'étais le seul bu trouvé problème boobu. donc bi mu amee nag. bi ma ñibbee ma ne waa mais attends man doomu baykat boo xam ni voilà. damay ñëw damay dox jàng du ma yor sax juróomi dërëm. waay il faut ma war a tourner kër ga pour mën a ndékki. mais gis ñoo xam ni samay copains yi ma bokk classe yoo xam bu ñu ñëw seen papa yi ñooy gaare oto indi leen. je me suis dit que ba pare tey. lu ñuy def rek daanaka bala ñuy am kontaan day ñëw ni ma booy ñaata nga trouvé. ma ne nag donc mbir mi. donc si la conscient nag xam ni lu may bëgg a am rek. mën naa ko amee si njàng mi. bis boobu nag am na lu mu def si man. boo xam c'est un sursaut boo xam dama lii dinaa ko topp ba mu sës. ba fu ma si am rek jël. loolu bokk na si loo xam ni damay wax sénégalais yëpp ñu jël si exemple. xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk. ku ne da nga am jaar-jaar yi dem surtout xale yi ñu jàng. parce que jàng dafa nekk loo xam ne du déterminant la. si avenir. avenir bu ndaw avenir réew aussi. parce que gisaguma tey Sénégal li àdduna bi li muy rëy rëy. ku ne ma su ma yëgoon du ma jàng. rëccu naa lu may jàng rek. moo tax comme nañ ay ndaw lañ. toog nañ ci nañ ko def am na si pays yoo xam ne sax dañuy def de scolaire obligatoire. jusqu'à 17 ans. école bi boo fi ñëwee archive yaa ngi fi xam nañ ba kuy Baye Diop Guène parce que li ma la wax nii école bii tamit lu nekk la fi def moom lu nekk lay def fii même école 2 bi nga nekk bi nga xam ne mi ngi fële xaayaan école 2 bi nga xam ne si Baye Guène jàngiwu fa ak CM bi loxoom jugu fa mi ngi fay def lu nekk tout juste pour vous montrer que ni Baye Diop importance bi mu jox éducation amul kenn ku ko mën a jox éducation bu ñu yàlla mayoon mu nekk président de la république wala mu nekk premier ministre xam naa ne xawma luy sooxe fii ci gox bi ca xam naa ne dara du fi sooxe sax waaye rawatina éducation parce que mi ngi dugal loxoom bu baax ci éducation tout récemment sax directeur bi nekk fële Mbos 2 école élémentaire bi tout récemment may na leen ay douche parce que foofu dañoo manqué woon ay douche mais ba ko Baye Guène yëgee daf leen a financé. su gone mu sukkuta jooy ne Baye Guène ak chauffeur musuma kalamé ak Baye Guène après musuma kalamé ak Baye boobu kër gi yónnent yi ñu koy doxloo rek benn yoon dama ko daa def ku la yónnee te nga la ah bañ ma toogee ba dégg itam waxi Mbos dañ wax ko sama xol bi sedd na sedd goo xam ne Sëñ Tuubaa rek ko ndax yaakaar naa bu soxlaa Mbos ku dëkk Mbos wala ngay doomi Mbos duñ ko bëgg duñ ko jàppale. waaw Modou Diop Diène mun nañu wax suñu directeur la mun nañu wax tamit ni suñu rakk la ndax yàlla dafa def ñun ñoo ko jiitu ci société bi waaw man secteur minier depuis 93 ba léegi maa ngi ci donc nekk naa wax dëgg yàlla am naa ci jaar-jaar donc xale yu bëri tamit jaar nañ sama loxo waaye en 2010 Modou bi muy ñëw nekk na ku nga xamante ni amoon na yeneen expérience maanaam liggéeyoon na feneen waaw waaye liggéey bi mu doon liggéey tamit mu nekk liggéey bu nga xamante ni bu laaj mandute la ndaxte boo nekkee comptable moom sérieux la laaj ak rigueur donc bi ñuy ñëw moom muy ñëw di ñëw ci société bi fekkoon nañ ñu soxla lu bel noonu moo tax moom vraiment jëlam nekkul ay jël boo xam ni sélectif la dafa nekk jël boo xam ni dañuy dem ci cabinet parmi les meilleurs lañuy proposé donc ñu jël ko bi mu ñëwee aussi il a fait ses preuves maanaam yor nekk directeur finance comptable chef comptable donc lu neex a dégg la parce que jàng nga ba pare nga wëlbatu ko fa nga dëkk dellu fa ne fii laa jànge woon fii mooy sama dëkk fii la samay mbokk nekk ñii ñoo ma dugal école nga dellu si foofu ak sa xam-xam dellu si foofu lu ñu woote lu xew nga bokk ci dugal ci sa loxo dugal ci sa xalaat dugal ci sa am-am loolu dal na ko. 5 ans ñu ma koy demandé mais musuma ko nangu mais nag dama jàpp ni à un moment donné aussi nit ku ne am na loo moomal sa bopp am na loo xam moomaloo ko sa bopp
li nga xam nit ñi moomal nañ ko seen bopp si man nag moom lañ jëg si man mu doon lu tiis nag parce que bu fekkee da nga yàlla dafa dimbali nga am yenn position yi si yenn responsabilité yi donc dem di xëccoo ji ab maire yi moom mënoon bu la neexoon ngeen doo si fekk ndax c'est comme ni ma wax nee naa la dëkk bu sooxe la boo xam amul dara donc bu ñu demee ba jàpp ni accepter loolu ñuy demander ay ati at mag ak gone yëpp di ñu ko boy demander am na lu ñu bëgg a def moo tax ñu nangu ko. loolu nag dañu jàpp ni jaamu yàlla mënu ko gën a rëy parce que di ñu nekk fi ñu toog nii yaakaar naa ni boo demee ba ñu naan monsieur le directeur général d'une société bu dee ndomba tànk yi am na loo si yàlla dox yoo si yàlla mais nag doo ko yamaye foofu parce que bépp relation la. relation yi nañ lañ jàpp ni mën naa ko utiliser peut-être pour jéem a doxal xool ba xam lan lañ si mën a jariñ pour Mbos. mooy te loolu nag ko sorek ak région wu Kaolack Diourbel nga jóge tuuti fu mel ni Kaffrine da ngeen a am géographiquement benn position boo xam te ne bi dafa mel ni dafa stratégique lan mooy feebaru Mbos. Mbos lan moo ko jàpp exactement. dafa doxul ci wàllum mbay doxul ci wàllum càmm dafa amul ay yoon ay hôpital lan la Mbos feebar actuellement. waaw damay sa biir wax nga Mbos stratégiquement. parce que Mbos wax nga ni boo xoolee am na yoon boo xam ni boo fa bëggee dem bu la neexee jaar Mbirkilaan. Mbirkilaan ci département département Mbirkilaan ci région de Kaffrine la bokk. boo fa bëgg a dem bu la neexee nga jaar Guinguinéo. Guinguinéo ci région de Kaolack la bokk. fu ñu bokk fa. boo la neexee boo fa bëggee jaar bu la neexee dem ñibi boo fa boo bëggee jaar nga jaar Mbar. nga jaar Panag. donc géographiquement comme ni ma la waxee Mbos dafa ubbeeku ci région yooyu yëpp. donc loolu nag tey je pense que enjeu boobu président bis bu demee ba comprendre ko dina au moins gestu xool Mbos feebaru Mbos bi si gën a métti jamono ji mooy tali Mbos bi tali boo xam ne yoon bi yoon boo xam ne yoon keemaan la sëñ Modou tali boobu pour dire que latérite bu xonk la boo xam ne moom a mag man mi di wax ak yow en 1977 lañ ko defar xam nga yoon bu ñuy defar en 1977 ça veut dire stratégiquement dëkk boobu am na lu muy représenté jàpp naa ni tey dama koy jooytu fii jooytu ko fii laa koy jooy président de la République du ñu xaar mukk du nekk maire ni la bu yàgg dëkku cosaan xam na ko parce que xam na ñu fa xamoon ay xet yu fa nekk donc mu xam na Mbos bu baax a baax li ñu jàpp nag mooy Mbos feebar ba fa nekk mooy suñu tali boobu jógee Guinguinéo dem ba ñiibi tali boobu jógee Mbirkilaan dem ba Mbos tali boobu bu ñu si président de la République dimbali woon defara ñu ko li mën a jur kenn mënut a xam ne toll parce que dama jàpp ni keroog jour bi ma doon dem ab ay réseaux sociaux yi ñu fa doon def ay di fa ubbi benn jàkk ak benn école alxuraan dem yàlla dafa tombé lendemain Porokhane jóge Touba jullee fa di ñëw Mbos bi may ñëw li ma dajeeg si oto xaw ma nañ toll oto yu yëpp fee lañ jógee comment dirais-je Porokhane nañ jógee mais jaaru kaw mën na ne loolu mooy daj dëpp bi lan ban espoir la ñu am ci moom ba tax Mbos gépp marché à l'unanimité wala boog à 80% à 90% même bokku muy mag di ndaw di góor di jigéen jox ko loxo pour échéance yi nga xam ne si jëm nañ sa muy les prochaines élections locales ñu dénk ko suñu dëkk dénkuñu ko parce que dafa gën a bëgg dëkk ba dénkuñu ko parce que dañu jàpp ne moo fi daax dañ ko dénk ngir ñaar mooy li mu mën ci jëmmi boppam mais aussi fi loxoom yegg pour mën a génne ci pax mi nga xam ne si yàgg na ca nekk ña fa nekk bien vrai que duñu leen suñuy bàyyi leen duñu leen sànni xel waaye Mbos dafa yàgg nekk ci pax Mbos soxla tey jii yónnee Mbos moo yónnee mais yónnee dañ ci wax ne dañ ciy yónni ndaw lu sawar te gis nañ ne ndaw la parce que ku amagul 40 ans yu mat mën nañ ne yaa ngi sa digg doole. te sawar na aussi. te nit ki boo ko bëggee liggéeyloo te xaarute leneen lu dul waaw góor rek yaakaar naa ne yónni ko sawar da ciy am solo lool ndax xam na relation ak ki nga xam ne si tey moom la yàlla teg ci réew muy le président Macky Sall xam na relation aussi ak autorité yi nga xam ne si ñoo nekk. Mbos
mbos rek moo ko tax a jóg ndax mbos kat yaakaar naa ni dëkk boo xam ne jar na sotal sot boo ko déggee nag mooy bi ñu naan wat gaal dafa ànd ak yëgoo moo ànd dañoo bëgg ñëpp nag ñu ñëw ñu ànd gaal gi mooy mbos ñu jéem a xool nuñ ko watee ba fuñ ko bëgg yóbbu ñu yóbbu ko fa loolu daal ba bis tey bi ma toog de kenn musuma kalaam am naa yaakaar bi mën na koo weesu de mbos gi mu dëkk na yaram may na ko tegg na mu may na ko xam-xamam may na ko xam naa ne mbos gi mu dëkk de juddoo fa màggee fa du tase kenn wus wala nit ni ko li ma bàyyi def wala nga dox ba yàgg ñun na mbos laa dëkk de nga ne bàyyi jéen nga ne li ma bàyyi jéen def kenn du ko def xanaa ba li ma bàyyi jéen defal loolu da lay liggéeyee mbos kon nag mbos bu ko bëggee ñun ñëpp cay jàpp de man de li ma leer am naa yaakaar ni néew ma noonu dina am waaye du ko bari waaw xëy na nag noonu moom bi ñu naan wat gaal dafa ànd ak yëgoo moo ànd dañoo bëgg ñëpp nag ñu ñëw ñu ànd gaal gi mooy mbos ñu jéem a xool nuñ ko watee ba fuñ ko bëgg yóbbu ñu yóbbu ko fa loolu daal te taw feex moom ak moom la ñu sëñ Tuubaa defal de yàlla na ko yàlla defal taw feex waaw yàlla ko yàlla defal taw feex xam ko lu mu mënoon ci lu baax ak na mu meloon na ko yokk fii la màggee yaroo dara mënul tax ma jàmm